Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site Sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. mbokk yi lii di émission bu bees tàq l'info autrement di émission bi nga xamante ni Radio Sunuker ak Sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. mbokk yi Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa l'Amazon international la Linguère nationale di émission bu amul fenn, émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi. dañuy faral di wax naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf. loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee, indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype Radio Sunuker. L'info autrement du fenn fudul fii si Sunuker ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal di tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sax. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal. ko
bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sunu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di mardi le 28 septembre 2021 soxna Rama Diagne asalaamualeykum. waaleykum salaam maa ngi lay nuyu bu baax. soxna si mbaa yaa ngi tane. maa ngi sant bu baax maa ngi sant yàlla di sant yonent bi barke sëñ Touba Mbacke sëñ Abdourahmane. alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla yokk wér gi. amiin yàlla bi yàlla ak képp ku tëddandoog man ak képp koo xam ne kii rek day jàmbat dara yal na ko yàlla wéral. Ahmadou Diop sax dafa xaw a tawat moom tey daanaka duñ ko gis. waaye na gaaw jóg nag. waaw na gaaw jóg moom it daa demoon kër docteur yal na ko yàlla yëkkateeg jàmm. am na fi solo torop bilaay am na fi solo Diop yal na ko yàlla yëkkati yàlla rek a mën a tëral yal na ko yàlla yëkkati. amiin yaa rabbal alamin amiin. waaw waa di nuyu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax du ma wax mukk fàtte diaspora bi tam maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal rek sama ñaan gi toujours ma di ko wax yal na ngeen yokk rek ba yëg ko te yal na leen yàlla musal ci mbas mi yàlla musal leen ci dégg rek di leen ci doy yàlla musal ci monde entier yàlla nañ toog ba di ko waxtaanewaat yi nga xam ñi nga xam ñoo tëdd nag ci hôpitaux yi maa ngi ñaanal rek yàlla fëgg seen bopp yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu seen kër parce que metti na trop nekk hôpital gisoo garab goo fajoo donc tu es mal on te traite mal ci ñenn ñi pas tout le monde donc nga boole naqar boobu yëpp moomal sa bopp mën a latoo sa bopp dara tegoo sa loxo bi ci yàlla ak ñi nga xam ne ñoo lay faj kon ñooñu war ngeen leen dox vraiment amour bi nga xam ne bii dina tax ñu fàtte seen feebar loolu je l'ai vécu te ñëpp loolu la ñu vécu ci dans le monde entier kon ñu jéem ko def noonu rek du ñu fàtte aussi di ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw ñu ñaan yàlla yal na leen yàlla dimbali rek génne leen fa nu mu gën a gaawee ba ñu bañ a def la nga xam ne lii buñ ko defaatee di fa delluwaat njawar waaw ma bëggoon rek ñu wax daane maa ngi ñaanal ñëpp daal képp ku doon liggéey fenn aussi nekk fenn ci liggéeyukaay foo mën a nekk rek di daan sa doole wallaay la di déglu rajo suñu kër Rama Diagne mi ngi jaar ci rajo suñu kër di leen ñaanal seen liggéey boobu yal na fortifié yàlla triplé ko ba ngeen mën ci dem màkka yor ci seen njaboot ni ngeen ko yoree gën koo mën a yoraat bu baax a baax a baax a baax a baax waaw xanaa tey rek man li ma xaw a jaaxal Ndiawa damay laajte Nit Dof ak Abdou Karim daal laa bëgg ngeen attel ma parce que dama leen doon seetaan ñoom ñaar et que en général su ma xamul fu dëgg bi xawee damay laajte damay gestu laajte ko képp kuy sëpp ci. ndeysaan dëgg la de mooy Nit Dof ak kan. Nit Dof baal leen ma waaye pourtant j'ai averti ne 16 heures de Dakar bu ma kenn woo. waaye daal il faut ñu voilà. waaw Nit Dof moom dafa toog di wax. dafa mel ni ku fonk nag Abdou Karim parce que xam naa Nit Dof dëgg buy wax ni muy waxee. nee na Abdou Karim dafa bëgg a dépasser daal dépasser yenn yi quoi nee na moom. rus na ko rus koo xam ni munu koo gudd na ba munu koo laal ci ma wolofal ko waaye nee na li muy teg ci kaw deru Sonko dafa ëpp nee na Aïssatou Diop Fall lu ko neex mu sànni ko Sonko Cheikh Yérim fële sànni ko Sonko léegi bu waa Pastef yi jógee di wax ñu ne ñu ngoog dañu bañ ku leen critiquer dañu bañ ku leen wax lii te nee na Sonko nag yàlla moo ko bëggal boppam yàlla bëggal boppam ay nit bëgg la ko kenn mënu cee dindi dara bis bu ko wanee leen loo xam ne ñoom gis nañ ko du noonu bu boobaa ñoom dinañ xam ne ñuy def te nee na sax moom bokkul Pastef Nit Dof mooy wax te gis naa ko moment boo xam ne bu tàngatee dëgg gayndeel léegi nag kële def réplique bi nitu dëgg man ku turam bi dama ko mënul jàpp xurum xarak xaw ma nitu dëgg mu am nee na parce que moom dafay wax ne Pastef li mu bokk ak Sonko nekkul Pastef li mu bokk ak Sonko mooy valeur
valeurs yi Sonko di incarné loolu la soppe Sonko loolu moo tax mu taxawu Sonko bu gisee nag Sonko nekk ci maanaam ci loo xam ne dul naka dul noonu ndax kenn ñemewu ko ba wax kenn du ko wax dëgg moom dana ko wax dëgg wala mu nee na yenn saa yi Sonko di dem fenn fii di fa wax loo xam ni wóoru ko waru koo wax ndax bëgg neex nit ñi xam naa mooy bu muy day mataabal maanaam bi mu fi waxee dañu invité woon ko mu doon wax naan sama gars yi dañ leen jàpp xam naa li tax ñu jàpp leen dañ leen di kii rek dañ piège la quoi yu mel noonu xam naa loolu la bëgg a wax mu ne nag moom li mu wax moo ko wax dootu nangu nga nag moom day waxee xol moom it moom xol lay waxee nee na PS du fi toog PDS du fi nekk 3e mandat ku ko fi def nee na mu fekki la biir na mu tudda teeti palais moom nag ku am fit la parce que daanaka boo buy wax da ngay wax ne ni ma ko gisee nitu yàlla la dinaa gis loolu ci moom mais nee na Sonko ne doit s'occuper que li nga xam ni développement Sénégal rek moo ko tax a jóg waaye bu mu dugg ci yeneen yi nga xam ne yi daf ko yàqal maanaam di ko tuutal maanaam ni ma ko analyser dafa mel ni daal ci sama gis-gis Sonko dafa war a am ñoo xam ni war na toog ak ñoom ak Sonko dafa am foo xam ni waru faa dem wala du faa war a dem man ci jàngat li ma jàngat man loolu la moo tax ma delloo leen question bi di leen wax ñoom ñaar su ngeen ma ci mën a répondre ku ci nekk ci dëgg kan la parce que pour le moment on parle à monsieur le futur ou peut-être le futur président mais Sonko pour le moment actuellement day yootu président am nañ ko muy Macky Sall mais day yootu ki yootu nag ndax dafa war a commencer léegi di am ñu muy toogal ak ñu mu dul toogal yéen a ma koy wax est-ce que toog ak ñi nga xam ni bii dañ leen a tuumaal te jugé guñu ndax war na toog ak ñoom wala déet est-ce que Sonko dafa gën nit ñi ba mënta toog ak ñoom à vous de me le dire est-ce que ñii nag naruñu ko yàqal ëllëg aussi ñi parce que dañ naan na dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es ndax ñi ko dar ñëpp est-ce que boo xoolee ci ñoom ndax duñ ko mës a yàqal daal laa bëgg a wax baa duñ ko yàqal te fekkee sax ñu ko mën a yàqal ndax Sonko ñëpp bëgg la ku gis démb Touba niñ ko teralee di war nga xam ni ku ñëpp bëgg la ku ko gis daal da koy sopp yàllaa ko def ci moom loolu bëgg naa nga leeral leen ma ko yéen ñi fi nekk ak njawar Serigne Mountaga tamit dégg naa démb wax ko sax bi mu duggee daal nee na daal na mu tudd ci tere nee na daal wax na leen carrément li nga wax effectivement wax na ko bu baax nee na ku ne sëriñ bi du déglu wala duñ ko déggal ko xamoo lay wax nee na dafa bëgg carrément ñu bàyyi def des élections yoo xam ni transparent la ci bëgg na leer nañ que le meilleur gagne xam nga kooku cax na leen parce que ñu mën naa bañ a seetaan télé waaye kii seetaan télé da koy wax ci lu xew ci réew mi koo xam ne nag boo nekkee ci bopp réew mi boo dee tey bu leen guerre fii nay ëffal nag des fois day ëffal maam des fois da ngay ëffal léeg-léeg na ëffal gars yi tuuti moom day teel a atte lool nag waa xam nga loolu moo ko waral léeg-léeg boo nekkee ci kurus yi toll ci ay baat da ngay sax ci baat yi tuuti bàyyi leen ñu mbëkkante tuuti waaw mais fukki doom yéen ñeent yi ba tey déggoo luñ ci wax et puis waa Touba dañu mere waa LONASE benn mer bu nga xam ne bii ñu ne dénni waaye Orange ñëw joxewul seen signaux yooyu ñu amuñu ko woon bu dul woon yeneen opérateurs yi exactement ñoom duñu am sax nu ñu téléphoné xoolal Orange dañ doon saboté waaw dañ doon saboté buñu dee saboté nag comme Orange la ngeen sànni ko fële ñi nga xam ni duñu saboté voilà loolu am na dëggantaan baay ku ñuy wax Cheikh mu Serigne Fallou sa Serigne Cheikh mu Serigne Fallou teral na vraiment Sonko berndeel na ko ñii xasida ak yii lekk vraiment nee na moom daf ko jàpp Sonko comme doomam ndeysaan waaw sëñ Cheikh mu sëñ Saliou jërëjëf voilà kooku mooy léegi nag Sept Info ñoo ko wax nee nañu li Sept Info wax nee nañu li ñu gisagum ci sondage bi ñu def Macky jiitu Ousmane Sonko topp ci maa ngi ree sax baal leen ma de Bougane Gueye ñetteel ko
Khalifa Sall ñëw ñeenteel ko ndeysaan Karim Wade moom mooy juróomeel bi Idrissa nag kenn bëgg koo dégg Idrissa moom dañ koo jéppi ba nga xam ne bi kenn waxatul loolu léegi nag ma wax la leen njabar ministère des affaires bu français yi dindi na benn enquête ci 34 faux de mariage yi nga xamoon ni Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ak Sadio Dansokho député yi Dansokho waaw député yi nga xamoon ñoo fi takk jabar ak yooyu yëpp ñi ngi ci seen kaw waaye Serigne Wagué nee na ci député yi am na ku mu ci takkoon def ko ni jabaram la nekk kooku góor la xoolama witen góor la de nga daa xam naa tur wi daa nuru turu jigéen rek mu defe ni mën naa nax tubaab yi góor jigéen ñi la voilà mu def jigéen léegi nag nee na mu defe ni mën na leen nax daal loolu laa bëgg a wax ndax waa Sénégal xam nañu ci muy takk góor la mais xam nga tubaab yi duñ ko xam léegi nag nee nañu affaire bi ku ni dina sedd de du sedd de waa France commencé na ñëw pousse de ñu ngi koy wax ci seen politique yi dana leer nañ leer goo xam ne nañu ay waay député Macky Sall yi waay ay waay Allah bonni waa APR la ilaha illallah Allah bonni Macky Sall ak waa APR daal dana metti lool ci ñoom te waa France commencé nañu sax actuellement man maa ko dégg tey suñu chaîne bi nee nañu dañuy commencé wàññi lii di Algérie ak xawma ban dëkk Tunisie ngi ci ñetteel bi laa fàtte tudduñu suñu tur nag buñ ko tudda ma xam ko pour émigration bi daal Marine Le Pen nee na dañuy lancer benn ci boo xam ne dañuy laaj pour émigration bi léegi ndax ñaata quota la ñu may nit ñi ñu dugg ak ñi fi nekk amuñu papier pour ñu dégg seen dëkk Marine Le Pen su boowoon ma ko yàlla bu gagné man sama mbokk yi moo ñoo tax may wax loolu yàlla bu gañe moom la gis daal dégg naa nag ci tubaab bi ñu ngi wax ci ni peut-être maire Paris peut-être que moom peut-être France doog a am présidente boo xam ne bi jigéen lay doon et je dirais oui pourquoi pas man loolu dama ko ñàkk ma sa wax Sénégal sax jigéen mën na ko jiite ndax yaakaar naa ne jigéen jiite woon yi na soppiku ndax jigéen kat moo ñu jur Marie Le Pen de boowul ma ko man de péta yu ma sànni moom soreetul de jege na de benn escalier moo ko dese benn escalier moo ko dese baaxul ci ñun xam nga lu tax man la baaxul ci ñun am na benn unité boo xam nee na nit ñuy dàqe yomb na xam nga fii dafa am APL nombre doom yi nga am dañ la koy fay bu ko defee waaye bi di la dimbale nee na nit ñi leen di dàq rek yomb na nañ leen fay loolu waaye rek teggi loolu gars yi dem liggéey ji déedéet liggéey yow boo liggéeyee France fii yow ñëwaat fii du Amérique fii France boo fi liggéey boo gañee le SMIC boo fayee sa loyer bëgg a duggal say doom école yooyu yëpp droit yi nga doon am ci say doom ak sa yooyu yëpp ñu dindi ko parce que boo tubaab dañ lay fay de man da ngay fàttali ne nefoon naa Italie ñu may fay 3 millions de lire lañ ma doon fay 3 millions yi di lira waaw booba tax jamono di benn 3 millions yi di lira may raxas palaat léeg-léeg ma defar pizza yow buñ la ko fayee buñ la fayee mën nga régler sa problème Ndiawar booba temps bitim réew neex te dama doon toilette ay liggéey yi nag liggéey ci la bokk de ma ni Ndiawar da ngay gis actuellement ku liggéey du premier au 15 gouvernement bi di la yore loolu baaxul du terminé du 15 au 30 am na ci ñoo xam ne da ngay gis koo xam dafa karawaatu wàcc dem ni ñu ko waxee resto du cœur karawaatu wa yow da nga naan kii ak karawaatam bu jekk kii il est ministériable mu taxaw lekk waaw gouvernement bi di leen yore rek xam nga loolu tamit nag loolu nañu dem liggéey suñu réew mi defar ko moo ko gën waaw suñu réew nuñ koy defaree ñu fa toog duñ fa jóg mais mën nañ leen fa jële di yow man leen fa mën a gaa yi ñoo leen fa bëggagul jële buñ leen fa bëggee jële dinañ leen fa jële di démocratiquement nag gaa yi ñoom ñoo doylu rek en tout cas waajooju dem takk jigéen fay ñu jiital la cim réew nga marié nga ni jigéen ngay marié nekk yoo jigéen nga def turam gaa yi ba ñu yàggee njublam ñoom dañoo feeñ rek ñoom daal amuñu lu ñu wax na ñoppi billahi gis nga Sénégal boo teggee sëriñ si may wax mooy sëriñu njiit yi may wax nag mooy sëriñ si nga xam moom la ñuy yaakaar ginnaaw yàlla ak yonent ba boo teggee ñun triant yi dafa bari ay façon waaye yow nii li ñuy def ci njublang lu ne la ñuy def ci njublang bi feeñ rek alkaati yi ci mbedd mi lépp bi feeñ yàgg nañ ci lii nañ yàlla ñaan yàlla soppinu balaa ñoo dem di ko wujji waaye dumaye dana bari man nag na ngeen ma tontu ci nit dof ak kii
ndax dama réer xanaa je ne sais pas dama xanaa bëgg a wax ñoom ñaar ku ci kan moo ci nekk ci dëgg ku ci am xam-xam rek di nuyu mbokk auditeurs yi soxna Rama di wax alhamdulilah yàlla na la yàlla yokk wér. amiin yaa rabbi yàlla sa baat bi neex na lool ci émission bi. wallaay waaw macha allah boo ñëwalee affaire yi day yaraax quoi. te du ma jàpp yow yaa may doppe yaa may doppe xam nga bala ngay daw da ngay def échauffement étiré wu. yow boo nuyoo man ci laay étiré wu quoi. mais su ma ñëwee ne salaamaaleykum rek enseigné du ma nekk en forme. waaw man tam noonu la may def ci yow mais bul fàtte ni endo ngay waxal damay jooy de endo ngay waxal de damay jooy de man it endo laa de endo laa de sama yaay bi ma nekkee xale daf ma daan yóbbu cinéma magique ñuy seetaan waaw film yaa endo ma ko doon nettali man kekkee ba ngay wax ay mangala ak ay yooyu te am na benn mot boo wax néy ma ni ay nay yee ak ay la am na ay wayu ma fàttale ko palle valle taari ka tishman xaaye jaani ka dusman jaani ka dusman xam nga loolu mooy sa képp kuy sa noon rek na jàll dusman mooy sa ennemi na jàll ay waay kon sama ennemi nañu jàll waaye palle valle taari ka tishman xaaye jaani ka dusman xaw ma nu ñuy wax nag waaye man li ma dégg laa maa ngi def ñawal comédien de maa ngi def ñawal comédien moom te ñawal moom loolu du wareem non mën naa ko de boo ma dugaloon film xam maa ko mën a fecc tey dama bëri ay facette nag macha allah dama bëri ay facette loolu la fu ne ngay génn noonu la ngay génn da ngay bëri ay kàmb daal comme kaña macha allah nag man endo yi moom dama leen a gëm nag man dama gëm seeni woy seeni nob ak seeni woy yi def ma neex wallaay di nuyu mbokk auditeurs yëpp fu ñu nekk ci àdduna yi maa ngi leen di nuyu di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di ñaan yàlla buur bi yàlla na nu baal lépp loo xamante ne dañu koy ŋaang te di ko wax te du dëgg wala wóoruñu wala xamuñu circonstances yi mu xewee yàlla na nu yàlla jéggal waaw yàlla na nu yàlla may dégg ak topp yàlla na yàlla nooyal sunu làmmiñ yi ba li ñuy wax di doon lu baax mais aussi ñi koy dégg mën koo comprendre saas bi ñu koy waxee ba mu doon njariñ loo xamante ne ñëpp ñoo ciy jariñu di nuyu sénégalais yi nekk Europe yi nekk Amérique yi nekk Angleterre ak fépp rek ba ca Sénégal léegi nag dañoo commencé di bëri ay écouteurs Sénégal waaw macha allah ñu ngi commencé am nag ay téléchargement yu bëri ak ñi ñuy woo di wax rajo bi depuis kañ la dégg maa ngi leen doon dégg ngeen di wax naan depuis 2004 xamuñu ko woon jàppal bàyyil waaw ñun nag rajo bi ku ko découvrir rek de bouche à oreille nga ko découvrir de bouche à oreille wallaay ndeysaan daanaka amuñu lien fenn amuñu lien fenn gars yi dañu contre nag quoi man xaw ma tax gars yi contre ñu quoi soxna Rama gars yi contre inde dañoo correct saaga wuñu waxuñu dara du wax bëgg suñu réew rek ñu bokk ñu ak ñoom ay gel man bokkuma ak ñoom ay gel bokkuma ak ñoom xëccoo man du ma xëccoo du ma def yooyu mais xamul tax gars yi contre ñu quoi man de jaaxal na ma quoi waaye yàlla bu ñu yàlla contre rek jeex na yàlla bu ñu yàlla contre quoi jeex na des fois nit découvrir ko ndeysaan bég ci lool wallaay waaw bég ci lool di wax ay wax yu rafet waaye li ñuy wax ci ñun lu rafet yëpp yàlla na ko yàlla def si ñun xam-xam bi ñuy yaakaar ci ñun yàlla nañu ko sunu borom defal amiin yaa rabbi yàlla waaw bu fekkee dañuy wax dëgg it yàlla nañu si yàlla saxal moo tax maa ngi gërëm ñooñu ñëpp damay bañ di nekk fii di tudd ay tur sinon day nekk rajo dédicace quoi voilà loolu la waaw loolu laay bañ rek de toute façon ñi ngay xalaat ñëpp dinañ xam ni ñoom ngay waxal waaw parce mais que ñi bëgg rajo bi dafa bari de ñi ñu bëgg a jàppale ñëpp rek mooy nañu partager affaire bi quoi parce que bu doon loolu la bu doon Facebook live la damay def comme Assane Diouf sama gars yi partager leen léegi nag partager bi mooy ngeen télécharger jox ko ay nit ñu télécharger ko te bu ngeen amee ay xam-xam ngeen woote participer parce que am na xam-xam yoo xamante ne man xamuma ko te yéen a ko gën a xam am na ay expérience yoo xam ne yéen a ko xam ñun xamuñu ko donc deneen ñëw di partager seen expérience bu ko defee man ma jàng ci ñeneen jàng ci ku nekk mën ngaa jàngal sa morom day esclave yi bi ñu leen indee Amérique ñu dem ba ñu libéré leen
ndeysaan dafa amoon benn slogan bu ñu créé woon mooy one teaches one one teaches one mooy maanaam ku ci nekk ku xam dara da nga koy jàngal sa morom ndeysaan mooy maanaam kenn na jàngal kenn kenn na Waaw. jàngal kenn bu ko Voilà. defee xam-xam bi day jekki-jekki rek tasaaroo day tasaaroo moo tax gis nga leen ni leen yàlla dimbalee léegi lañ leen féewale jaxase leen seen biir ba nit ku ñuul di bañ moroomu nit ku ñuulam wallaahi te ñoom wallaahi. ñëpp ñun ñëpp ay victime lañu wallaahi wallaahi wallaahi. fii su may dox ci mbedd mi kenn du xam ne dëkkuma fa tant que commencé wu maa wax su ma commencé wax rek ñu xam ne dëkkuma fi moo tax système bi bu lay song noonu la lay songoo benn nigga ngi nii rek nañ ko dóor mu daanu jeex na tey même entre yéen noir américain dinañ xàmmee ni bañ a xam yow bu Sénégal bi nga moom bu Amérique la xanaa nga sol sabadoor comme bisu màggal gi damaa sol sama sabadoor ba solo sabadoor dina man moom da ngay daal di nuroog ñoom nag bu ma sol da ngay daal di wét doo nurotee ñoom man bu ma solee yëre olof moom du ma teree génn wax dëgg yàlla damay répondre ay question ba sonn rek su ma ko mënoon def nag bis bu nekk moo ma gënal waaw waaye nag day tax ñu ràññee ma daal day tax ñu xam ne dëkkuma fi daal moo tax il faut que ñu booloo di jàngalante di partagante suñu expérience yu positive yi di encourageante di reconnaîtrante suñu njàmbaar di waxante lu baax dafa neex de wax nit lu baax waxante lu baax dafa neex de mais waxante lu bon rek mel ni Ablaye Ndiaye wax lu bon rek yooyu baaxul de Soxna Rama gis nga question bi nga doon laaj noonu ma wax ci sama xalaat rapidement rek mooy gis nga sénégalais dama leen di wax lenn loo xamante ni chaque fois su ma leen koy wax dañ koy jàppee ay caaxaan sénégalais dañ ko yar ci façon ñaari jikko yoo xamante ne dafa ànd ak sénégalais te du yomb mu tàqali ko ak moom mooy xam nga benn bi mooy ban mooy ku ñu fekk ñu néewal la doole quel que soit alpha yaa tooñ wala tooñuloo sénégalais day ñëw rek faral la ndeysaan xam nga loolu fan lañ ko jëlee li ci ëpp c'est culturel ci filmu tubaab yi la ñu ko jëlee waaw mooy jeune bi dañ koy tooñ sonal ko après à la fin mooy gagné ñu koy yërëm ndeysaan dañuy dem ba nga xam ne képp ku noo doole ku ñu néewal doole rek du ñu xam ndax yow yaa tooñoon wala déet dañuy ñëw rek faral la quoi loolu mooy benn bi beneen bi mooy sénégalais bu la contrer rek wutal la concurrence ñaar yooyu dafa nekk ci ñun am na ñoo xam ne buñ la contrer dañ lay éliminer dañ lay rey dëkk yu mel ni dëkk yi ñu mel yu ñu nekk nii ñoom yooyu la ñu xam quoi gis nga dañuy def sunu leader yi dafa am ñoo xam ne ñoom noonu la ñuy doxalee de bu ñu kiyee yow la ñu amal problème dañ lay éliminer you out mais ñun jikko bi ñu yore mooy buñ la contrer comme que ñun du ñu rayee à moins que gars yi yóbbu la ci Malick Ndiaye sëñ Malick Ndiaye ne ko na dee wala na dof wala na nangam sangam na tële yooyu yëpp dañ koy def sëñ Malick Ndiaye la ñuy dem seeti rek mais bu dul loolu bu ñu mënulee lenn ci yow bu ñu lay contre rek di la wutal concurrence moom laay wax démb dañ koy yóbbu ba ci sëriñ si concurrence sëriñ ay sëriñ yoo xam ne ñoo bokk nit ñi mën nañoo bañ a tolloo niveau waaye ñëpp baax léegi nag ñun concurrence bi yooyu la ñuy def ñun quoi waykat bi neexuma xaaral ma wutal beneen waykat footballeur bi neexuma xaama dem wuti ji beneen football damay bokk ci ay groupe yoo xam ne xam nga yan la ñuy warante ay affaire football quoi ay Messi ay kii man xam nga yooyu mënuma cee waxtaan parce que perte temps la quoi ay Messi dàq football ak ay buñ ko yóbboo fii non liñ ko fay dafa tuuti moom année bi xanaa gisoo lu mu def dugalan ay vidéo yooyu quoi xam nga yooyu passe temps la ku amul lu muy def mën na ci perte temps mais sénégalais yooyu la ay yooyu moo xam foo la moo xam dëgg la léegi nag yooyu ngay wax ci ay nit dëgg ak ay yooyu nit dina nekk ak nit sax séq ak moom jàmm bu yoo xamante ne moo gën fuuf faral Sonko wala faral Macky Sall mu dagg sa relation ak yow
ci loo xamante ne doon ngeen séq sax ay teraanga jaral na ko mu dagg ko te du jot dara fee mu li tax mu bàyyi la. wallaay Macky Sall ak Sonko mën nañ juboo suba xoolal Abdou Diouf ak Ablaye Wade bi li gars yi doon reyante ñaata nit ñoo ci dee. ñaata nit lañu ci torturé. dans les années 1988 ma gënoon nekk gone lool doon lire le journal Sopi mu amoon benn député bu tudd Mody Sy mu ne biñ ko arrêté yóbbu ko gendarmerie dañ ko doon maas bay jël liñ koy maasee di ko teg ci ngóoreem ba nga xam ne moom bi mu génnee bu gisee policier day lox mu am traumatisme mais est-ce que loolu tee na en 1993 94 Ablaye Wade dugg ci nguuru Ablaye Wade ci Abdou Diouf politiciens yi bu ñuy juba yéen lan moo ciy doon seen bénéfice dara ngeen ci amul dara ndax ñoom bu ñu doon defar réew mi dañuy boole defar réew mi bu yàgg ndeysaan sénégalais yi di taxawaalu France di nice cravate ak costume te gouvernement bee leen yore Sénégal mënoon na leen yore ñuy def noonu am na dëkk yu mel noonu am na dëkk yoo xam ne sur le plan social lu mel ni Gabon dañuy dimbali seen nit ñi bu baax a baax a baax a baax ba tax na bu ñu naroon dem di taxawaalu France ñu taxawaalu seen dëkk sax quoi loolu Sénégal waroon na ko mën bu fekkoon politiciens yi li gëntaan njaay loolu moo leen tax a jóg mais boo amee politiciens yoo xamante ne bu ñu leen falee ñu sàcc ay milliards ragal a ñàkk ndax ci pauvreté la ñu jóge di jël xaalis bi di ko dénk monsieur tubaab mais réew moomu nii rek lay mën a mel man li may wax ni on se répète rek di dem di faju ji France di yóbbu seen doom ñuy jànge France des milliards ci xaalisu réew mi ñun bi ñu bëggee ñëw jàng Amérique dañuy yeewu fajar di dawi ji parce que bourse la ñu may nañu boo dawul raw kenn du la fayal sa jàng yow nga sàcc alalu askan indi sa doom di ko fayal ay appartement $2,500 ñuy dawal ay Mercedes yoo xamante ne ay $50,000 lay jar sa doom du sax liggéey loolu yëpp ci alalu réew mi loolu noo def foo jaar yàlla nattu la il faut regarder la fin de certains politiciens xool leen rek ak seen njaboot gi ni ñu leen tegee ay nattu duñ ci jariñu parce que ay alalu réew mi la ñuy jël nit ñi di dee ci ay kaw saret ay feebar ñu sàcc alal bi di ci faj seeni doom léegi nag li population bi war a yeew man sama mission xam nga mooy lan mooy yee nit ñi ay waay mbokk gi yàlla moo ñu ko def xaritoo gi yàlla moo ñu dajale ba ñu xaritoo ay waay bu politicien tax ñuy bañante wala ñuy féewalante di défendre koo xamante ne bis bu faloo doo ko mësatee gis doo ko gisati sax doo ko déggati doo ci am benn satisfaction lu dul des fois da ngay contre benn nit wala nga toog di défendre benn nit di nekk ci réseaux sociaux yi di saaga nday nit ñi di xuloo di xeex defe ne mën nañ la ci remarqué ba nga am ci dara démb rek maa ngi ciy waxtaan ak kenn sama secrétaire démb rek yaay nekk ci réseaux sociaux yi di saaga nday yow kii Macky Sall moo ko yor kii Sonko boo laalatee Sonko ma def la lu waay yow ku nekk di jaay ñaaw làmmiñ est-ce que xam nañ leen parce que télé ci poos la non dinañ leen xam de Macky Sall moo ne fii ci rajo bi lu xew ci internet bi xam naa ko wax na ko fii nee na moom bokk na ci leader yi gën a moderne mais wax na dëgg nag ndax man invité naa fi benn kilifa gu mag du ma wax turam munul sax xam naka la ñuy manipuler Skype quoi xaaral ma woo sama doom mu defaral ma ko kooku xam nga ne analphabète la wallaay ndeysaan moom boo ko kiyee moo lay woo heure bi bu jotee mu woo la dugg ci sa émission bu paree coupé te yor nañ ay photo yu bari ñu gis ko muy manipuler internet bi te boobu doonagul président li nekk ci réseaux yooyu ñëpp xam nañ ko parce que dañuy dem Google am na nooy CDB sa tur fu ñu ko tudd wala ñu bind ko fa mu jox la notification ne la tey recherché nañ sa tur nangam fois diw xool na sa tur loolu Google da koy joxe nit ñi ñoo ko xamul nag ku ne soxna Rama Diagne rek mu génne nga génne sa mot clé yi nga xam ne c'est lié à ta personnalité loolu am na mais ñu bëri xamuñu ko nag bu ko defee rek ñu génne rek gis la ñu xam ne ñii ñu ngi wax ci man article bii la ñu bind ci man dañ ko xam nañu ko de ñi leen di défendre ñëpp xam nañu leen mais dañu leen faalewul léeg-léeg nag ñu woo la suñ la soxlaa dañ lay woo
yow xam nga li may wax sax soxna Rama bul nandite déet ket géet léegi dañ lay woo yow léegi policier des fois duñ la woo yooyu di la jéem a cax yooyu naan la seen émission beeg jommal nañu fi rek ay quelque nit jommal nañu fi kii naan la ay waaw ñoom ñoon dama defoon dañuy cinéma waaye ba mu mënee kanam yi mu mënee jàpp kanam bi man nag yooyu yu bari laa ci yore kii ko kon de ci ji jommi nga dëkk la ci ngay dëkk ñoom ñëpp li fi xew xam nañu ko parce que Sénégal bëriwuñu te Facebook moom benn outil kese la ko fa dem koo bëgg a seet di nga ko gis ñoom waaye xam yenn nañu saa ne da ngay foog ni faux profil la man dama naan la il faut ma gis parce que li nga may wan nii mënu ma koo gëm ni yow laay waxal bu ko defee nag bi boo ma wonee ma ni kàmm du ma def benn effet nag ma naan patt li gën a dëgërlu pour wan la ni faale wu ma la ba ma raccré naan moom diw laa doon waxal di am na nag ñu bari lool ñu mel noonu am na ñu bari ñu mel noonu waaw dañ lay woo am na ñoo xam ne bu ñu la déggee sax nga critiquer leen ñu woo la di la wan ne di wane ne ay sympathisants lañ comme ça suba doo leen xoos. dootoo ko mën defati. loolu am na. Jean tëjal 1 second sa micro ma daaneel bu ko defee yow mi nga xamante ne da ngay dagg mbokk ndax ay politiciens te fu ñuy jube woo xamuloo ko da nga war a def ndànk. nit bañ a tamit di défendre le gouvernement coûte que coûte parce que dafa am loo ciy jëlee wala nit di défendre nit coûte que coûte beneen politicien. ku ko wax dara rek nga ne da nga koy défendre par force wala nga mere ko wala nga koy saaga loolu c'est pas humain. jaru ko de. gis nga affaire député yi ay saay tigi lañu parce que gis nga soxna Rama. nit da ngay gore rek wala nga nekk jàmba faaw. te ñun Sénégal dañoo am ay nit ñu gore ñu fa nekk. ñoo xam ne seen life yëpp mbokk moo leen gënal loo gis. dañoo gore doon ay kilifa diine wala ay buur doon ay bañkat boo demoon ci buur yi ay ñoom Maba Jaxu muy Malick Ba doo leen tëb ñooñu ñëpp ñu baax lañu ñoom Aline Sitoé Diatta ay bañkat yu baax lañu boo demee ba dugg ci yeneen dëkk ay Amical Cabral ca Guinée Bissau ay bankat lañu te dañu amoon lu ñuy bañ parce que mënoon nañ leen jox ay mbir ñu noppi ne duñu xeexale ci seeni dëkk ñun yàlla daf ñoo jox ay exemple yu dul jeex bu ma fa nekkoon di ko lim sax duñu fi jógee ba ci sëriñ si mais nit bu doonee baadoolo mënuloo fexe ba raxas ko Alaaji Mor Mbay daf ko daan wax am na benn théâtre kat bu mag bu daan wax baadoolo nu mu mel benn góor gu baax gu doon def théâtre sëñ Mor Mbay la tuddoon xaw ma Alaaji Mor Mbay muy wax baadoolo ni muy mel gis nga sunu député yi nii ay baadoolo lañu ay baadoolo parce que xam nga député est-ce que xam nga député ñaata alal lañ koy jox député bi boo jëlee seulement sa rémunération brute boo déggee ñu ne la rémunération brute mooy loo xamante ne dañuy dindi avantage yi teg fële dindi téléphone yi dindi carburant yi ak mbuxum yi muy def noonu rek chaque weer dañ koy jox 1,3 million 1,3 lañ koy jox par weer te teewul dinañ ko fayal téléphone am jox ko téléphone jox ko carburant bu bokkee ci ay commission ñu jox ko bureau assemblée nationale ñu am ay secrétaire di ko fay ay frais yoo xam ne dafa lié à sa fonction déplacement yi jox ko 4x4 ba pare jox ko 300 litres d'essence par mois. soxna Rama ak seen hôtel de député boobu ñuy faral di dem yenn saa te kooku kat baadoola la boo xam ne askan wi fayu ko de falu ko de. dañoo lijjanti seeni ay tur. discuter ci ay position yi nga war a am ba teg la fa. ne yow 1 2 3 ba liste bi bu gañee rek ñu ne yow dugg nga. ñu lay jox loolu yëpp nga xam ne buñ ko dajalee nee nañu mën na yegg jusqu'à 250 000 bénéfice yi rek. ñoom kay xaalis du doy rek. te loolu bokkul ak sa 1,3 million. xam nga ni kooku bu fekkee presque bu ñuy arrondir dina dem ba jege 2 millions yoo xam ne dañ ko koy fay. kooku waroon naa chaque jour mu taal 300 litres d'essence yooyu ci mois bi ci weer wi
ca askan wañu ko falee gox ba muy dem seet Voilà. fan moo war a am tali fan moo war a am lumière fan moo war a am sécurité ñu def fa ay police pour agression Fàtte bi nañ wala police di fa ñëw di def ronde kooku war naa seet fan ban tali moo bëri accident ñu ñëw calculer ko seet naka la ñuy defaree tali ba dit accident dootu fa am quoi. vraiment war na sax def lu ko raw laa la wax. kooku war na jaroon na chaque weer muy liggéey ci loolu ci gox boobu imaginez député yi ñu yor yëpp bu ñëpp doon def loolu sa gox. kon waxatuñ ko. mais kon policiers dañ leen di liggéeyloo. waaw dañ leen di liggéeyloo parce que policiers yar deq rek la ñu fi nekkee ah. jëriñu ñu réew mi dara lu dul bu manifestation amee. militaires yi di nelaw tamit ci camp yi bu police bi doyul mën nañ leen génne ñoom sunu sécurité moom moo tax ñoom ñu ne fi kay yooyu yëpp mën nañ ko def. vraiment mën nañ ko def de. gox yi féete ci côté frontière yi dañuy dem ba militaire yi dañ naan fii war naa am camp militaire ndax gars yi dañ fiy jaar di fi ñëw di ñu attaqué am nañu ay villages yoo xam ne dañ leen di attaqué ñëw jël seeni xar jël seeni nag jël seeni fas yóbbu ko parce que police amu fa militaire amu fa li may wax nii nag am na ñu ko xam. wala ma lii rek. te ñooñu duñu xam fu ñu jógee pël yi lu ñu leen di wan boo gisee li tax pël di yore jaasi ku ko jege bu bëgg la kaa gor dafay defe dañ leen a yàgg attaqué di leen nax di jël seeni nag boo koy jege ne salaamaaleykum rek mu rocc ne la ikam yow loo bëgg yow loo fii def looloo ko waral mais nag député yi dañoo baadoolo seen oto yi ay doxaan lañu ciy defee maanaam gis nga comme Sénégal rek comme émigré yi li ñuy def ku ci am statut bu baax rek commencé fayu ci kaw société bi di revanche ci gel yi nga doon doxaan ñu lay dóor ci doj yi di wut statut ci dëkk bi commencé di jaay benn mbir moo xam ne sax xamuloo ko ñoom ñooy baadoolo suñu député yi mais nit kuy ñëw di takk ay femme di leen defaral ay këyit pour ñu génn man ñëpp laa bëgg ñu génn Sénégal man moom na ma yow sama dëgg ñëpp laa bëgg ñu tukki parce que boo ci tukkee boo ci amul alal tam di nga ci jëlee xam-xam boo xamante ne dina tax nga nekk un bon citoyen waaw di nga tax nga nekk un bon citoyen moo tax man ay tukki contre ma ko mais il faut le faire avec la manière la bonne manière la manière humaine jaare ko ci yoon bu dëgg waaw mais doo ñëw ne xoolal waaw yow sama avantage ñu lay fay presque 2 millions nga bëgg a continuer yow léegi xoolal di wax waaye mais ay dil la nañu ko def rek nañ ko lu mu daanu mais lan moo ci sama lekk gars yi jox la sa lekk nga ne waaw ok naa la yónnee sama bulletin de salaire ñuy def rek parce que bu yàggee dañ lay jàpp si ñoom yi sax ñoom léegi nag am na député yoo xamante ne ni dañuy signaler ci kaw rek mais bëgguñu gars yi ñu laal leen de pourquoi parce que APR la ñu bokk gis nga man Macky Sall mii xam na ni ba mu fi toogee ba léegi bundu xataa lu ñu fi kenn ku bokk APR xam nga loolu mooy parparloo justice bi ba mu fi toogee ba léegi gisagoo kenn ku ñu fi bundu xataal ki ci gën a garaaw mooy Bougazeli te gis nga fi mu mujjee mooy borom ki ñu wane ci camion bi temps yi tam naan fu ma jëm man fu ma jëm Seydina la tudd tur bu neex la yor waaw moom moo fi gën a kii te gis nga ni mu mujjee yii ni tamit noonu lay mujjee mooy boo àndee nguur gi mooy ñi nga xamante ne rek dañoo wàcc PDS ñu commencé leen sonal ci traque des biens mal acquis ñu commencé verser wu de l'autre côté ñu bàyyi leen kenn rek la ñu ci jàpp mooy Karim Wade ndeysaan moom rek la ñu ci jàpp lii day wane ne parparloo bi dossier yu luur yi nga xam ne Marème Faye Sall nee na moo koy gérer parce que man sosalu ma kenn li damay basé wu rek ci li ma dégg ñu dégg ko ñu wax ko moom mu wax ko ñu dégg suñu nopp nee na dossier yu luur yi moom moo koy gérer képp ku ànd ak président bi lu la neex ngay def am na fi benn député ginnaaw bu soxna soosu saagay olof yi beneen député di génne jaasi di wax ne Macky Sall day dem 3e mandat ñooñu leen mais loolu su fi kenn génne woon jaasi ne Macky Sall bu fi waxee waxu 3e mandat man nangam taan ko xorom ko comme ni ko Assane di defee billahi dañ koy jël si bu yàgg fa lay fanaan alors que ku ànd ak moom bu la neexee nga am sa langage la loolu baaxul ci réew sëñ bi da ngay science bi ngay lambar yi ci rajo yi ku nekk ngay wut fu ñu la invité pour que nga expliquer ne
Ablaye Wade Karim Wade doomam la fi bëgg a teg te loolu sax loolu c'est justifié du loolu lu ñuy wax ne ay sos la parce que ba tey Ablaye Wade bàyyiwul ne doomam la bëgg a mu remplacer ko par force ci biir PDS loolu moom c'est son but waaye bi mu daf la jaraloon nga koy def bis mu nekk fu nekk nga dugg fa mais loolu nit ñi bi ñuy am confiance yow c'est pour que nga établir la justice que tous les Sénégalais soient égaux devant l'opportunité. Face à l'opportunité, tous les Sénégalais doivent être égaux. Mais am ñoo xamante ne ñooy am avantage am ñoo xam ne du ñu am avantage loolu te ñun bëriwuñu soxna si man li may insister toujours pour nit ñi xam ko mooy bëriwuñu. ñun bëriwuñu nag de. bëriwuñu ñun ñëpp mënoon nañoo jariñu quoi ci réew mi quoi ba pare yàlla yokk ñu ay xéewal génne ñu ay pétrole dégg nga ak ay gaz quoi vraiment nit ñi mënoon nañoo toog ñu leen di fay benn 500,000 par weer yàlla xam na ko. wallaay mënoon nañ ko def wala par famille ñun dañoo waroon commencer léegi nag di noos quoi. njaayeen yi di toog léegi seen kër du ñu xëy sax liggéey ñu leen di jox ñuy lekk di naan ñuy ponkal rek loolu mën nañu ko mais ay nit ñooy ñëw ñu ne occasion léegi nag bu ñu xeexee ba daaneel Macky Sall bu ñu falaatee keneen tamit mu commencer la même chose moo tax ñun il faut ñu booloo soxna si man ci léegi ci loolu laay wax de Macky Sall nax bi mu ñu nax kenn dootuñu ko naxati dinañu xeex nag ku ñu nax ñu jëlee la fi mais aussi ki nga xam ne moom la ñu koy war a remplacer il faut que ñu tel koo challenge te wax yi ñuy wax di ko jëmale ci yenn opposants yi ci challenge yi la bokk sëñ bi ñun ñëpp ñii lañ doon def Ablaye Wade Abdou Diouf alla bonni Ablaye Wade ñëw Macky Sall alla bonni Ablaye Wade léegi nag waa ji ñëw li mu ñu def gis ngeen ko boo ko dee wax sax da ngay tardé ñun li ñu ci waroon wax yëpp wax nañu ko mais nag keneen léegi nag li ñu war a tàmbali mooy keneen ku bëgg a remplacer faaw nga am challenge léegi ñu lay challenge faaw loolu mu am mais nit ñi nañu bàyyi bu ñu waxee kenn dara ñu ne la xoolal yow boo àndul ak kii rek kaa nga àndal mais ñun dañu bëgg kenn kuy remplacer que tu sois aguerri xam nga aguerrir lan moo koy joxe entraînement ci wàllu muñ coono entraînement ci wàllu muñ wax ju ñaaw entraînement ci wàllu baalaate ñu lay tooñ mënuloo ci dara ngay baale wala nga mën ci dara baalaate yaa ngi dégg entraînement ci ñu lay offensé ngay baalaate bis bu ne gis nga dëkk yi civilisé loolu la ñuy def ñoom fii ak attaque bi nekkul benn attaque boo xamante ne day jël seeni maanaam seen sécurité duñ ko tenir attention duñu jël ay menaces nag ay menaces duñ ko foowee mais ay Donald Trump mën a fen ay Joe Biden a mën a duul ay Obama sàcckat la mais yooyu fii kenn du jóobu nit problème soxna Rama yooyu amuñu problème yooyu dañ koy wax ay fenkat nga chaque jour te boo fi jógoon léegi ne Macky Sall fenkat la xoolal gaa yi commencé naan da nga réew quoi. bala nga réew sax dañ lay mbaa doo xam. wala ñu lay pexeel naka lañu lay sànkee naka ci xoolal nit day fen rek attan na lañ cee rey. sëriñ bi day fen sax ak attan nañ la cee rey quoi te yàlla wax ci biir alxuraan fen maanaam ñii di fen. naka la koy woddee. wodd bi kay mooy fen rek wax lu dul dëgg. waaw wax la ca ginnaaw dëgg. wax dëgg ak fen moo am. lu baax ak lu bon moo am. c'est son opposé. léegi nag ñun dañu bëgg ñun ki nga xamante ne ñun li ñu jàpp rek mooy la voie automatique am na président rek dafa war am benn opposant boo xam ne kenn waru ko wax dara mais kooku bu ngeen ko defee bu ëllëgee li kii fi di def rek lay def il faut que ngeen di muñ. opposants yi il faut que ñuy muñ ñii di ànd ak opposants yi il faut que ñuy muñ wala ñuy seet naka la ñuy réfléchir
pour wax lu rafet pas buñ la attaqué sa kër da ngay mer sorti di jaay yuuxu fii di kii te xoolal doo ci gagné dara ana ñu doon yuuxu lépp di wax naan mag Ablaye Wade baaxul ñun lan lañ ci gagné man lan laa ci gagné man lan dara taxawaalukat yi nga xamante ne ñooy nekk Sénégal ñoom la ñuy jël defe ne ñoom la xoolal ñu jël leen jox leen ay ñoom Abdou Aziz Diop ñu def leen ay conseil Macky Sall duñu sax gis Macky Sall quoi salaire rek lañ lay wutal xam nga ñooñu salaire yooyu ñu leen di wutal ñu noppi ak ñeneen ñi waa M23 yi mais salaire yooyu ñu leen wutal bu ñu booloo woon defar réew mi individu bu nekk mën nga ko am ci li réew mi am ci koppar ak alal. en fait l'enfant dégg nga maanaam l'enfant l'argent mal géré quoi. waaw. dañu xam nañ koy defee quoi France loolu lay defal Sénégalais bis boo dof loo ba am sens ba lijjanti ba njuuj njaaj ba dugg biir France buñ la jàppulee delloo la mais état bi moo lay yore am na ay Sénégalais yu bëri yu nekk Amérique fii état bi moo leen yore mais li état bi di def sunu doom yi ñun war nañ ko mën a defal sunu doom yi ci sunu réew yi. vraiment loolu war nañ ko mën soxna Rama. waaw war nañ ko mën mais dañ koy jël yemale ko seen bopp rek. léegi nag dafa am benn bala may daaneel nag léegi ma may nit ñi wax mooy dafa am benn ndaje bu amoon. ñu teg Macky Sall mu toog teg Paul Kagame ñu toog ñu leen di laaj ay question soxna Rama. waaw Macky Sall nag moo ma gënal Paul Kagame mais dama la bëgg wan rek le prototype sénégalais ni mu mel. Comment il est théorique sénégalais day wax ba réer ci ay biir waxam taxaw du xam sax fu mu féete quoi mu jàppandu lépp théorie la ñun ay théorie rek la ñuy jàngal ah même ñii da la wax naan ay ingénieurs lañu c'est des ingénieurs en théorie ah bu ñu paree ba pare la ñuy dem jéem a dem jàngi pratique alors que fii nii ku fi nekk ingénieur bu paree rek pratique lay dem. man ñi ma jàngal ni ñuy defaree rajo internet ñi ma ko jàngal ba ma xam processus bi ba bu ma gëmmee defaral la ko mais ñooñu pratique la ñu jàng wallahi la koy defal nii gisoon nag ni ma doon sonnee léegi nag damay toog di croiser les bras bu ma neexee tëb bu ma neexee di dox bu ma neexee di daw macha allah loolu mooy ingénierie mu toog ñu laaj leen ñuy wax ci affaire Mark Zuckerberg mooy ki nga xam ne xale bi defar Facebook xam nga Facebook. man bi may nekk université boobu dañuy bind sa tut soxna Rama Diagne @ucriverside.org wala astafurlah .edu mooy éducation maanaam boo amul emailu université wala école maanaam mënuloo woon ubbi compte Facebook parce que moom année yooyu la ko créé ay année 2004 su ma juumulee mais boobu man maa ngi woon université di jàng foofu laa déggee ñu ne Facebook sama benn xarit moo ma ko xamal benn étudiant mu ne ma soo fa demee da ngay dajeek ay étudiants yu nekk mën ngeen partager ay information waxtaan ngeen xamante man ci laa amoon Facebook te boobu négligé naa ko sax bala ma koy am toog naa lu yàgg doog ko am defe naa su ma juumalee ay 2007 laa koy doog a am mais kooku bi mu koy créé pour affaire étudiants yi kese la woon bi ñu demee ba ay 2011 2012 ci lañ ko ubbi pour ñëpp mën koo am ñu leen di laaj ci affaire yow boo mënoon a créer lan ngay créer ñu laaj Macky Sall ne damay créer benn engin boo xamante ne day traverser le temps xam nga loolu c'est théorique quoi benn affaire boo xamante ne sans frontière traverser le temps dugg fii waxu dof yooyu quoi nga xam ne yooyu c'est un peu philosophique mooy maanaam tu parles pour ne rien dire. parler pour ne rien dire. ñu laaj Paul Kagame mu ne comme affaire Mark ñu ne ko parce que Macky Sall dañ ko laaj ne boo nekkoon Mark Zuckerberg lan ngay créer parce que kooku moo créer Facebook. moom ci la waxee ne créer loo xamante ne benn machine wala appareil boo xamante ne tu traverses le temps maanaam l'espace sans frontière jàppal bàyyi xam nga loolu c'est irréalisable. ay théorie irréalisable. wala boog du sunu jamono jii nii ñu laaj Paul Kagame mu ne man comme que mënuma doon Mark Zuckerberg
damay fexe ba ñu am plusieurs marques Zuckerberg. kooku moom daal bien répondu. xam nga loolu c'est possible. loolu bu ñu bàyyee alal bi ñuy sàcc di ko yóbbu Amérique ak France ak Suisse ak feneen. avion yi ñuy jëndal suñu bopp. mais bu ñu ko bàyyee mais benn avion boo xañ sa bopp investir ko ci nation bi mën nga am ay marque Zuckerberg daf ñu gën a kii man j'ai créé mon site internet en 2004. mais xoolal ñi créé Seneweb en 1999 ñoom Abdou Salam Fall. mais xoolal ñi créé xalima.com léegi la tudd xalimasn.com ñoom Alioune Mbaye mais y en a d'autres am na mbir yoo xam ne boo ko investir ci sa état wala ci sa population da ngay am résultat bi bu immédiat te leer te nit ñi mën cee jariñu tey c'est grâce à ces sites là que les Sénégalais sont informés lu xew ci réew mi ñu génne ko ñii am moyen ñii amuñu moyen ñii ñu jënd leen ñii jënduñu leen ñii ñu jàppale leen ñu siiw ñii jàppale wuñu leen ñu siiw wala ñuy seet naka lañ leen di xañee mais loolu boo ko defee mais Mark Zuckerberg lan lañu ëppee xel jàppale ko rek la gars yi def wala gis ne lii c'est le bon investissement gars yi investir si jàppale ko mais gis nga sénégalais bu créer dara wala mu am benn idée gars yi dañuy jël taal seen chrono di seet maanaam how long can you resist mooy kii ñaata temps lay teg muy résister di xeex pour exister quoi soo yoree rajo ñu ne nañu xool ñaata at lay toog doo ko noppi yàlla may ñu mel ni ay ñoom Sidi Lamine Niass ñuy xoole ba ñu dee waaw ñoo xamante ne Sénégal rek la ñu bëggoon ñu am ay Cheikh Anta Diop ñu fexe di xoole ba ñu dee te jariñu ñu ci dara am ay Ousmane Sembène ay président di leen xeex ba ñu dee soxore ñun Sénégal ñoo ci raw nag nit ku ñuul ci boppam moom mel noonu waaye ñun Sénégal dañu cee raw dañu cee saggan dañu ci saggan lool xaar ma yem foofu maa ngi xuus munoon naa wax ba suba barke borom Touba munoon naa wax ba suba li ma ci xam moo bari li ma ci mën a wax moo bari loolu rek daf lay yee daf ñu war a yee ñu dimbalante waaye billaay yërmande bi yàlla am si ñun Sénégal ba sànni ñu sëriñ su baax si mu ñu jox ba di génne ay xéewal ci sunu réew mi yépp ñëw waaye nañu góorgóorlu jariñ ci ko ñi ñu koy xañ ñuy dee comme des rats dans nos pays waaye loolu ñaaw na soxna Rama iñaanante bi metti na soxna Rama metti na ñaaw na président yi ñàkk nañu yërmande nañoo xoolaat de ñëppay dem ci pax bi de noo ko amee ak noo ko loo ca def lañ lay laaj ma joxe kàddu gi Jean Djiba am na loo ci bëgg a yokk salaamaaleykum ubbil sa micro la ilaha illallah muhammadu rasulullah waaw allo Jean Djiba sëñ Ndior waaw na nga def waay waaye maa ngi sant yàlla sa waxtaan bi neex na maa la doon déglu vraiment mais yow nag ay nuyu militaire ngay def quoi sëñ Ndiawar mais sëñ Ndiawar na nga def boo ko déglee mu waxaat la koy sëñ Ndiawar waaye maa ngi di ziare waay di nuyu soxna Rama waay gaa yi déglu tànk sa waxtaan bi quoi vraiment mën nga waxtaan trop yow xam naa bi nga nekkee boy ku mënoon léeb nga quoi boy ma léebal la ma la léebal da ngay ree de gaa yi de maa leen dàq lépp fépp ngay laal quoi fépp ngay laal quoi da ngay laal fii laal fële laal Sénégal yëpp quoi vraiment ñoo jë waay macha allah sinon ça va ça va alhamdulilah waaye daay dégg sànq nga naan sunu grand Amadou Diop dafa xaw a tawat la maa koy ñaanal mu wér waay mu jóg amin na ko yàlla delloo cëram yëpp quoi mu dellu si jàmm quoi amin ya rabbal alamin vraiment maa ngi dégg sànq ngay wax ci député yi quoi affaire passeport yi ma ne yaa ngi wax sànq ci affaire député yi quoi mais gis nga député dañoo doy waar aca loo ci xam loolu dama ci xam benn histoire bu benn ndaw say ndeysaan bu jóge woon Sénégal moom tamit dañ ko takkoon ci mariage yu mel noonu mu ngi fii sax ndeysaan mu jëndee passeport am 4 millions ñëw ba fi Europe ñu def
mu am fi jëkkër bëgg a sëy mënul sëy parce que dañ ko doon certificat de célibat il faut nga am certificat de divorce pour nga am certificat de célibat dëgg la waaw mënu ko am nag ndeysaan waaw oh mënul marié wu mais loolu dafa yàgg Sénégal ah Ndiawar Yàgg na dafa fa, yàgg ah. Sénégal dafa yàgg mais les mariages fictifs là dama gis ba dëgg ci am na ci ku ci xam ne dafay takk sànq maa ci wax ak Aline Marème sax benn waay boo xam ne benn mariage bu benn député def sept mariage am na ci koo xam ne benn mariage bi sax kenn ki góor la kenn ki góor la loolu laa doon xam nga ni doy na benn waar. mariage bi kenn ki góor la ah xam nga loolu doy na war ah waay doy na waar waay ah ana góor buy takk góor allahu akbar Njuma rek tur wa xam naa njublang wax rek kii rek pour mën ci lekk xaalis nit ki génn dem génn dëkk bi quoi ah ci yàlla li nga wax sànq moo ci ne xam nga dégg naa sànq ci biir wax nga naan buñ ko laalee dinañu laal ci kaw waaw waaw ma cax la tuuti benn affaire Caxal. olof dégguma olof nag joolaa laa ñu ne gaynde dafa dajale woon rabu àll yëpp gars yi ñëw wuy si ko mu jékki-jékki rek ne jàppaleen ma saay-saay bi rek bukki jóg ne fërëp lal yi ñu toog 2 jours bu daje golo ne ko yow gaynde ne jàppaleen ma saay-saay bi rek nga jóg daw mu ne ko waaw bi mu fa jógee est-ce que jàpp nañ fa kenn mu ne ko déedéet mu ne kon xam li ma daw man xam naa ko xam naa sam bopp wallaay waaw xam naa sam bopp laa ilaha li ñuy wax rek am ay activistes yi toog tudd Abdou Mbow rek mu dem toog ci plateau télévision ne gars yi dañ doon réunion kër Sonko pour tilimal ko pour sosal ko pour yàq deram ilaha illallah ay activistes yoo xam ne comme man Jean Djiba maa ngi toog fii France yor sama ordinateur toog xool benn nit bu ma neex rek wala ma am information ci nit mais attends wax baaxul passeport affaires étrangères yi bureau bi ñu koy defaree bureau bu ñu defaree passeport de service ak passeport diplomatique yi waaw ay gendarme ñoo koy defar ministère des affaires étrangères lañ koy defaree ay gendarme ñoo koy defar wallaay bureau boobu wallaay ay gendarme ñi fa jaar bi fa gendarme yi nekkee ba léegi samay promotionnaire jaar nañ fa ba samay promotionnaire mujjee na fa jaar ba génn fa ba ñu affecté ko fii mu ngi fii France actuellement ñoom ñooy defar passeport yi te passeport yi bu ñu koy defar député bu koy defar boo bokkee ci benn service waaw am nga patron da ngay dem jébbal ko sa dossier ne ko damaa bëgg a passeport diplomatique pour sama jabar député bi di jël dossier yóbbu ko affaires étrangères wallaay am na fu muy jaar ci assemblée ñooñu defar këyit transmettre ko mu dem affaires étrangères mu dem secrétariat général bu affaires étrangères gars yi defaral ko affaires étrangères ñetti nit ñoo fay signé passeport man daan naa gàddu enveloppe passeport buy Abdou Diouf di dem fële voyager buy dem États-Unis ñëpp la ñu wutal passeport même passeport diplomatique yi dañuy am visa États-Unis passeport diplomatique day am visa Europe rek la passeport diplomatique dul am visa Europe man dama daan gàddu enveloppe yi passeport Abdou Diouf daf ci ne jabaram Bruno ak ministre yi ciy àndal xam nga ñaata passeport diplomatique moo ciy nekk bu Abdou Diouf bu jabaram ak bu Bruno Diatta ak bu ministre des affaires étrangères ministre yi ak chargé de mission yi ak conseil yi waaw ma ne la Aminata Mbengue Ndiaye nekk na présidence ba nekk ministre ba nguur ga jóge fa musul am passeport diplomatique passeport de service la musa yor la ilaha illallah Soxna Dieng Mbacké nekk na présidence nekk chargé de mission bu Abdou Diouf ba Abdou Diouf daanu ba ñu jóge fa man jël naa passeport am ak passeport Modou Diagne ci Kara waaw dem ambassade Gabon man xam naa kën la ñu juddu seen date de naissance ñoom ñaar xam naa ko Soxna Dieng Mbacké mu ngi juddu 1950 Serigne Modou Diagne Serigne Kara mu ngi juddu 56 ma gën a ko 6 ans xam nga 4 ans waaw Soxna Mbacké man jël naa seen passeport yóbbu ko ambassade Gabon wutal leen visa bu dem Gabon parce que boo dem Gabon sax passeport yooyu ñu leen di jox Sénégal passeport de service yooyu nga xam ne affaire étrangère lañ ko da ngay dem wuti visa Gabon boo amul visa doo fa dugg muy passeport ordinaire muy passeport de service li ma lay wax dama ko xam passeport diplomatique bi Ablaye Wade ñëwee lañ ko distribuer ci Sénégal comme mbalit même Maroc yi ñu doon wax dañ leen doon jox passeport diplomatique sax temps Abdou Diouf c'est pas vrai passeport de service lañ leen doon defal ay passeport de service la man moom laa yoroon passeport de service du passeport diplomatique ak manit man moom laa yoroon wallaay manit yoroon naa ko passeport de service su ma ci bëggee visa damay dem affaire étrangère
président damay defaral këyit ma yóbbu ko affaire étrangère defaral ma note verbale boobu dañuy demander consul bi pour mu may ma visa. ñeneen ñëpp ñuy fonctionnaire ci administration Sénégal. dañ ci def note verbale ak ordre de mission. dëgg la. mais Sénégal amul dañuy li ngay naan depuis ci Abdou Diouf c'est pas vrai ci Abdou Diouf xam nga ñoo am passeport diplomatique. Abdou Diouf. jabaram ak ay doomam. ñooñu ñoo am passeport diplomatique Sénégal. ak tous les personnels des ambassades. tout le personnel ku ñu affecté ambassade rek passeport diplomatique lañ lay defaral. ministre yi doon cëppi Sénégal yëpp laa la wax de. ministre yi laa la wax de. à part ministre des affaires étrangères. Ousmane Tanor Dieng ak Bruno Diatta. ak Carlos May. tout le personnel de l'administration du Sénégal ministre yëpp passeport de service lañu yor kenn yoru ci woon passeport diplomatique man maa la wax loolu. xoolal ma loolu man maa doon gàddu seen enveloppe yi di ko yóbbu ambassade États ku délégation bi ànd ak président bi man maa koy yóbbu ba ambassade États-Unis teg liste bi nii. jëlee passeport yi par benn ñu def ci visa yi. xam nga loolu Ablaye Wade moo ñëw Ablaye Wade moo ñëw jël passeport diplomatique def ko mbalit. fawkaay au nom de Dieu loolu ma wax la ko même le jardinier du palais même le dernier gendarme qui se disait maître nageur là les crétins là ñëpp amoon passeport diplomatique. nga baal ma je parle laisse-moi je parle après xam la. wallaay. xam nañ ci waxal. il la. Macky Sall ñëw mais non Sénégal au nom de Dieu nekkul ba neex Macky Sall. d'accord il a def naa kii bi commencé na déconner ma dem jël kenn ci Skype bi salaamaaleykum sëñ Abba en attendant ñu jëlaat Jean Djiba. waaleykum salaam sëñ Jawar. waaw sëñ bi fooy wootee yow. waaw man nag maa ngi wootee Normandie. ca France. waaw dëkku Senghor ak Colette Senghor. voilà. si waaw dégg naa foofu war na neex de. fii de moom li nga wax rek dëkku Senghor la parce que bëri na ay place Léopold Sédar Senghor fii ak ay rue ak yu kenn xamul. rue de Thiès ak lu ne. sunu maire yi sunu tirailleurs yi tamit ñëwoon nañu fa ñoom. seen tirailleurs sénégalais yi. waaw. ger nañu foofu ca Normandie waaw. waaw loolu de yaa ma ko yëgal. ma nga ca histoire de jàng naa. yàlla du Verdun. du Verdun la ñu ñëwoon. ak Normandie googu. waaw Normandie daal xam naa ni moom américain yi wàcc nañ fi. waaw moo tax dafa bëri sax ay américain. waaw Jean mu daaneel ma joxaat la fi nga tolloon neex na aca Abba ñu déglu la. waaw léegi sëñ Ndiawar maa ngi la doon daan naa leen déglu aussi il y a 2 ans. waaw bi ma nekkee Haute-Savoie. ndeysaan. li nga waaw kay xam naa ndax xëy na soxna Rama dina ko wax. dina ko rappeler quelque chose. waaw Khalifa dëgg la Khalifa. waaw léegi au fait man maa ngi leen di déglu fan yii yëpp. Ndiawar. mais li nga doon wax ci affaire parparloo. waaw. foofu fi nga teg sa tànk noonu bu ko teggi. incha allah saa yoo booy commencé ci émission rek. boo ci mënee ñambaas tuuti parce que foofu la suñu source problème yëpp nekk si Ndiawar. parparloo ci politique bi moo tax lii nga gis nii situation bi ngeen di wax nii xam nga yaa ngi wax démb ne ci Macky Sall. la ñu gis ni sax am na lu mel ne avancé ci justice bi ba léegi ku tooñ. nga dem porter plainte. mais malheureusement parparloo tax na justice bi liggéey bi mu war a def ak àtte bi mu war a àtteew ko kenn. dëgg la. dégg sa waxtaan aussi li nga doon wax ci Sonko man mii am naa carte Pastef mais ci communication am. yàgg naa wax en réunion que ni Sonko maîtriser wul communication am te il faut mu def attention. parce que nit ki say jëf nay méngoog li ngay wax. saay su ne nga ciy def attention def rétrospective. loolu tamit dama la koy accorder à 100%. li tax nag ma gënoon bëgg dugg mooy démb sa waxtaan bi malheureusement mënu ma woon dugg. mais li nga doon wax ci affaire Serigne Touba. ci tarixa ak ci moytu tarixa di tooñ. loolu sëñ Ndiawar man Khalifa Ababacar Sy sëñ Babacar Sy lañ ma tuddee. sama kër boo fi duggee ci samay effet personnel da nga fiy gis ay xasida Serigne Touba. ndeysaan. Serigne Touba ay xasida man mii sam wàllu bopp dama koy jàng di ko déglu. ndeysaan.
di dem ci daayira murit yi ndax murit dañoo am pas-pas fu ñu nekk am fa daayira macha allah ba su may waxtaan ak samay mbokk yenn murit yi suñuy waxtaan ak ñoom su may waxtaan ak ñoom léeg-léeg ma ni leen doonte yow da nga judd ci murit waaye gënoo maa doon murit te ëppale woo ma ci sëñ Touba parce que li tax may wax loolu ku mel ni Serigne Saliou man dama ko bëgg sama xol ndeysaan bëgg nga ko baax mu génn àdduna ma koy misère di ko ñaanal yàlla bés bu yàlla sàkk ndeysaan ba gis ko ci gént mu wax ma loo xam ne ni gëm naa ni am na murit yu bëri yoo xam ne amuñu ko ñu ko néew na de ma koy sante bu baax a baax suñu mag yi ci nekk Sénégal di ko sante sëñ Touba ak sëñ Saliou ñoom ñëpp parce que nit ki da ngay xam li nga am nga sàmm ko léeg-léeg sax su may waxtaan samay mbokk murit man mi dama jël wérdu tijaan di ko wérdu bu ñuy waxtaan ñu ne ma yow yaa ngi nax seen waa kër da ngay jàng xasida man leen déet sëñ Touba dafa wax ni moom jël na wérdu ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif liggéey ci ma ne ko yow nga ni murit nga boo dee yoonu sëñ Touba ngay topp bu dara empêché wu la nga topp ko sax bu la neexee tamit jël wérd mais pour jëriñu parce que boo dégg dem bu ma daan dem daayira dégg ñu ne même ay xasidaam boo ci mokkalee yàlla mun na la ci rus musal la ci safara ma ne kenn du ma ëpp ful la comme naa dem jàngi ni ñëpp ndax c'est un plus donc sa waxtaan bi nga wax démb ci parloo ak moytu nekk ni fii laa bokk rek damay tooñ fële wala nangam kooku moom man partagé naa ko au grand maximum mais boo ko mënoon di def sa introduction bés bu yàlla sàkk ñi dinañ ci jëriñu waaw loolu rek laa bëggoon dolli ci waxtaan bi li nga doon wax nag ci député yi sànq malheureusement li dal député bi moo ñu dal ñun ñi immigré yi parce que Sénégal da ngay am as tuut rek ñëpp ñëw ndeysaan yaakaar la ba li nga amul sax dañ lañ koy jox looloo waral seen attitude yi ngay gis waaw ndeysaan waaw moo tax ndeysaan waaw mais daal maa ngi leen di déglu bés bu yàlla sàkk jërëjëf yàlla na leen yàlla defal jàmm te fay leen yiw Khalifa Ababacar Sy borom fitwa waaw jërëjëf sëñ Ndiawa merci beaucoup ñu ngi lay ziar bu baax di la gërëm ñu ma delluwaat Jean Djiba ñëwoon na fi mu tolloon neexoon na lool ci affaire passeport diplomatique yi bi Abdoulaye Wade ñëwee nee na ñëpp daanaka dañ ko doon am gaa yi yëpp dañ ko doon am te loolu ñi fi nekk mënoon nañ ko renverser parce que effectivement ay passeport de service ñoo amoon waaw man sama papa ministère des affaires étrangères la doon liggéeyee amoon naa passeport de service ak samay mag ak samay rak bi ñu gënee doon ay xale yu tuuti saa yu demee mission dañ ñu ko doon jox di dem man nag dama mos a taq sama yaay ba nga xam ne man ku ma bëggoon yóbbu du ma dem moom yaay ji rek ci wetu yaay ji rek demuma fenn ñeneen ñaa daan dem man daaw ma dem la ma naan lànk ba kandaare Jean ubbil sa micro ñu bàyyi la nga yeggali bu ko defee ma jox Abdou Khader ku bëggoon yóbbu du ma dem moom allo Ndior waaw Jean waaw mais affaire yi war nañ ko mën a changer de n'est-ce pas mais bien sûr parce que les passeports diplomatiques là et les passeports de service c'est des passeports annuels 1 an rek lay duré 1 an nga renouveler ko ki ngay renouveler le secrétaire général du ministère des affaires étrangères moo koy signé wala le directeur de cabinet wala le ministre ñett ñooñu rek ñooy signé passeport yi wallaay chaque année dañ koy 1 an lay duré ci 1 an moo tax dañ koy renouveler ay 6 fois rek mu fees ñu defal la benn xaw ma 8 fois xam nga mais loolu bu jeexee ñu teg ko fële génn passeport yi bees ñu jox ko les ayants droit nga dëgg de mais loolu yomb na benn at beneen dootul valable ku ñëw rek ñu ne la dootu ñu ko renouveler waaw bu ñu ko renouveler sa passeport dootul valable mais kooku yomb na defar te Jean gis nga passeport diplomatique yi ñi ci ëpp sëriñ si lañ koy jox ñuy wër di nangu xaalis si taalibe yi rek ma ne gars yi dañ doon ay sëriñ diw ñëw na gars yi dajale xaalis sëriñ bi day ñëw ci taamu Ablaye Wade joxe liste 30 personnes ñu defaral leen ñoom ñëpp passeport diplomatique 30 personnes mais 30 personnes nit yoo xam ne mais gis nga Sénégal billahi non Sénégal buñ ci jógulee Sénégal buñ ci jógulee non du dee tubaab bi dugal nañ seen kii seen loxo ñu ne dañuy auditer les passeports diplomatiques sénégalais là oui il faut ñu auditer ko ndax gars yi dellu ginnaaw parce que niñ koy defee dafa garaaw non parce que xam nga Espagne musoon nañ fi ne léegi parce que dafa amoon ay problème ci passeport diplomatique ba nga xam ne Espagne ñëwoon léegi nag sénégalais buy dugg Espagne ak passeport diplomatique dañ lay laaj visa Union européenne bañ
Union européenne bañ. Ah xool oui. seen rapport Ah Sénégal ñu bañ. Ah oui. mais français yi seen bopp ñu ngi commencé douter léegi ci passeport diplomatique sénégalais yi. ku jóg ñu jox la passeport diplomatique journaliste. doy na ah mais ku ne ñu defal la passeport diplomatique. gars yi di en tukki vertu di de commerce quoi rek di tukki di commerce rek. mais ci nguuru soppi laa la wax am na ay famille yu toxu am na ay famille yu toxu fii Europe ak passeport diplomatique dëkk fii pour de bon dëkk fii laa la wax am na ay famille yu toxu oh c'est ak ay triste, passeport ça. diplomatique Ah oui, 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 oui. C'est passeport diplomatique lañ leen defal ñu ñëw toxu fii Europe toog fi ba léegi ñu nekk ay résidents européens Oh. ndax ay passeport diplomatique loolu trafic de migrants loolu mun na dara mun na gën a weesu loolu nga jël ay passeport diplomatique di ko jox ñoo xam ne yellawuñu ko yellawuñu ko ah parce que xam nga leen rek nga boole leen ñu defal leen passe duñu ay diplomate duñu dara mais le mot diplomate là dafa am lu muy signifier dafa am lu muy signifier de wallaay 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 ma ne sama patron bi ma doon liggéeyal fii ki ma njëkk a liggéeyal c'était un transporteur benn mankaañ la copain bi mu doon àndal son meilleur ami Samb waaw moo yoroon caabi siège u PDS fii Paris fu ñuy réunion moo doon ubbi moo ko doon tëj bu ñu wàccee guddi nee na bu ñu wàccee sama patron nee na bu ñu wàccee guddi nii bu Abdoulaye Wade ñëwee wala waa PDS réunion gisee fa bay waaji ñibbi guddi buy ñibbi dañu am lu ñu coob muy waaji jëndal ko grec xam nga grec loolu ja coobu grec yooyu Turquie di defar genre sandwich yooyu moom lañ daan jënd di ko coob mais Abdoulaye Wade dafa falu sama waaji gisatu ko sama grand bi sama patron bi waaw muy toog benn bés rek dajeeg benn bés seen benn waay ka mu ne ko mais yow saay sëñ ana Samb moi je ne le vois plus là quand dafa dellu Sénégal mu ne ko Samb de Abdoulaye Wade def na ko ambassadeur Espagne ambassadeur laa wax de ambassadeur Espagne ambassadeur moom la ko def moom la def waa ji ki yoroon seen caabi local fii di tëj local bi ak di ko ubbi waaw ñu laaj ko benn bés ne ko yow xanaa gisoo ni yow bi nga nekkee man loolu dama ko dégg ni sama nopp ak gémmiñam tu n'as pas vu que bi nga nekkee président ba léegi la diplomatie sénégalaise là dafa régressé parce que on a vu que même des gars yoo xam ne du ñu ay diplomate affecté nañ leen ci ay ambassade ñu nekk ay ambassadeur mu ne leen lan mooy ambassadeur du man maay xool ku ma doy rek ma tegal la fa nga nekkal ma fa waaw nga nekkal ma fa waaw noonu la waaw xam nga loolu waaw sañ xam nga loolu kenn mën nga expliquer lan la entre les mains du président trop de pouvoir waaw xam nga loolu kenn mënu wax lan lay teg wallaay lan mooy ambassadeur lan mooy lan du man maay xool ku ma doy rek ma teg ko fi mu ne ko nekkal ma fi mu nekkal ma lu ci waay mën dara kenn mënu si dara moom la ñu jox tout le pouvoir kay lu ko neex la ciy def loolu mooy diplomatie Sénégal doy na waar de jërëjëf Jean nag del ñëw boo ñëwee rek jox ñu waaw non semaine bi moom matin laay def après midi bi moom je suis là damay di déglu boo commencé moom vraiment waaw c'est indicatif yi waaw xam nga kan ma la ko doon woyal mais gars yi de nee nañ naa am na ñu bëgg ma dind ko ma leen du ma ko dind de non maa ko monté indicatif boobu may dégg wayu Touré Kunda la ak featuring Macky Sall ak Ablaye Wade ñoom ñaar rek non indicatif bi waa ji way na sunu kër foofu sunu kër boobu naan sunu kër FM kooku mooy Wuz Kali France la nekk non mais waa jooju saa yi kooku loo ko fay rek jar na ko Wuz Kali danaa ko yóbbu Màkka de bu sooba yàlla non way boobu jaar na yoon Wuz Kali moo ni ko woyal moo nekkoon le chanteur bu misaal bu Padois dégg naa groupe boobu léegi woykatu solo la day yore guitare am di woy ma ngay Sénégal nag lay dem di woy ci ay restaurant yu bëri c'est l'un des meilleurs paroliers nii la ñu ma ko booleeg moom sama xarit Massar Ibnu Li moo ko woo ne ko grand sama xarit dafa yore rajo defaral ko li nga defal RFM man bi may xam rajo bi Saloum To rek nga ma daan tegal ndeysaan wallaay Saloum To rek nga xam ni Saloum To comme ni ñu koy waxee man bi ma nekkee xale bi ma ko daan dégg midi rek ma xam ne tardé naa añ rek ma laal yi nga añ wallaay moo ñu koy nuyu di ko gërëm Wuz Kali vraiment non vraiment moo ñu defal way man de je le tire le chapeau quoi way na way bu neex ko man su ma déggee way bi vraiment way bi def ma neex franchement way bi neex na ma trop dinaa la yónnee way bi ci boppam nee na ma ni ma ko defalee Youssou Ndour ci rajoom laa la koy defaree
yan moo nga soxla mën a ko defal rek xam naa ne loo def baax na. ndeysaan ñaari fan lañu ci teg mu dugal ko ci studio way ko mixé ko yónnee ma ko ne ma seetal ndax baax na bu fekkee neexul ma defal la beneen dama ko déglu rek daanu. oui mais lii kay amul zéro faute. amel naa ko yóbbu màkk de bu sooba yàlla. non kooku kañ boo ko yóbbu màkk il faut ma joxe sax sama participation. wallaay Abdou Khader ma jox la kàddu gi sëñ Abdou Khader Fall. asalaamaaleykum. waaleykum salaam asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Jean Djiba mi dama ko namm sax. Jean Djiba ñëpp a ko namm quoi. ñëpp ko namm. Jawar xam nga bu nit di wax xam-xam. di wax lu mu xam. wallahi dafa neex a dégg. waaw. dafa neex a déglu boo koy déglu xam nga ngay déglu kii lim lay wax. leer na la lim lay wax dëgg la lay wax. moo nekk ci bi Jean Djiba di wax nga dégg li muy wax nga xam ne kii lay wax fodu ko foraanu ko. waaw loolu moom dafa neex quoi. tey nag moom damay résumé ndax dama bëgg a jaar ci Rama Diagne fi mu commencé. tuuti. ndax dafa fi mu commencé ci diggante nit dof ak. waaw am nga 4 minutes ñu teppale ko incha allah 4 minutes. waaw dana gaaw bala muy mat sax dana gaaw. waaw ñoom ñaar. dama ne xam nga Macky Sall. dafa am waa jooju Farba Ngom géwël. waaw. waaw. Sonko. moom mooy le noble ndax moom c'est un rappeur la am comme géwël. ndeysaan. ndax li gën a bon ci àdduna mooy nit kuy ànd ak nit te doo wax mukk ne def na erreur. loolu baaxul ci doomu aadama. te man dana ma doon neex benn yoon ma dégg nañ tey nit dof ni muy waxee. ak ne rappeur la activiste la. ma dégg ko mu ne Ousmane Sonko jaarul ci yoon ci domaine bii. mais mosuma koo dégg lu Abdou Ousmane Sonko wax mu ne kii kooku moo Farba Ngom ak ñooñu laa koy tëkkaleel. au moins Abdou Karim Gueye des fois mu ànd ak yow ci dëgg. àndoo nekkoo ci dëgg mu taxaw ne lii nga def nii defoo ko au moins kooku mën nañ koo concéder loolu. léegi nag lan moo tax nag ñu ne Ousmane Sonko kenn waru ko wax dëgg ndax moom kilifa la kenn warut a wax ak moom loolu laa mënta nangu fenn. kon li Njawar doon wax mooy dikkaat kon bu xalifa général wala nitu diine bu mën a wax loo xam ne jaarul yoon kon kenn waru ko wax dëgg. kon foofu leen jëm ndëgam Ousmane Sonko mooy nit simple nekkagul président nekkagul dara parce que am nañu ko yaakaar am nañu ko gëm rek kenn waru ko wax dëgg te loolu la ñoom ñëpp moom lañ prononcé. nee nañ Ousmane Sonko kilifa la Karim Gueye warul wax ak moom nii mel na koy wax ak doom te dëgg moom moo neexul. foofu laa yem. jërëjëf ma dellu si waat tuuti rek une seconde ci entre di nga ne bi soxna Rama naan ay firme kii nga ne ko gars yi dañoo war a liggéey effectivement wax nga dëgg. nga gars yi dañoo bëgg lu yomb gis nga liggéey moo yor am réew. nekk France rek jaaxaan yor say fukki doom ak juróom di fayeeku rek du métier non Rama wax d'accord tey moom foofu daañu d'accord ma ak yow gars yi fokk ñu nangoo liggéey. déet man waxuma ne ni loolu dama ni la moo fi am nepp ci moo fi am laa wax. waaw dégg naa la bu baax dégg naa bomb bi la Njawar door dégg naa ko dama ne gis nga Marine Le Pen moom ngeen yi wax naan baaxul ci kii wax ngeen dëgg baaxul ci immigré yi ñun immigré nii quoi non mais li muy prôné moo gën ci Afrique ndax moom soxlawul dara Afrique moom bu ne woon président dana bàyyi Afrique ñu dund seen dund moom mu rek la à France am wax nga dëgg de. moom loolu lay xalaat moom soxlawul dara Afrique gis nga ñooñu bu ñu yoroon actuellement Europe dara noppal africain yi ñu góorgóorlu liggéey seen réew yi mais ay président yii fi nekk nii yu baax yi yëpp ku si falu yaay nekkaat rek le maréchal bi ne woon rek di yor yaat rek di kii mais Marine Le Pen bu yoroon kii xëy na du baax ci immigré yi ya fa nekk nii di liggéey ak yooyu ñu bëgg tappale yeeg yooyu du baax mais Afrique moom danañ si kii ndax soxlawul daray Afrique beneen ci kii moom loolu lay prono léegi de toute façon li may daanele mooy ci passeport yi xam nga yéen a ngi wax passeport diplomatique Njawar xam nga man lan laa njëkk a wax passeport simple rek laa wax man passeport simple ku ko war a bala ñu koo jox nit war nañ koo xool ndeysaan xaw ma ndëgam
gërëm dégg ngeen fu may waxee xaw ma déggu leen. wallaay wax gis nga nga passeport simple. bi nga xamee ne nit ki nga xam ne bu ko gàddoo fu mu jëm muy représenté Sénégal. wala ñu koy jox nit dañ ko war a gëstu. wallaay. waxtuma nag diplomate xam nga kuy wax diplomate mooy yaa ngi am yeneen. mais passeport simple bi. ndax kooku xoolal ñaata moodu nga gis ci réew ci ñu nekk Europe ñoo xam ne xoolal mérité wuñ sax yor passeport. ndeysaan. foofu laay waxee soxlawul ñuy dem ci diplomate bi passeport simple rek lañ war a xool bala ñu koy jox nit ñu gëstu xoolaat. wala ñu koy defal visa. wala muy génn wala muy def yooyu foofu laa yem ci wax jooju pour mu leer. nga xam ne kon jarul ñu koy sori. jërëjëf sëñ Abdou Khader di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñoo doon déglu émission bi tey 90 minutes yi jeex na arbitre bi taxaw na ci diggu terrain bi seex na sifflet bi yëkkati na ñaari loxo yi ci kaw donc xam naa ne léegi mu ne prrr match bi fin. match bi fin. di gërëm ñëpp ñi participer ci émission bi ñi woote ak ñi doon bind may wax ne ku ci bëgg rek mën nga woote ci Skype rajo sunu kër ak numéro yi publier nañ ko fépp. di gërëm sëñ Abdou Khader di gërëm sëñ Khalifa Ababacar mi woote woon sànq ak Jean Djiba démb maay waxtaan ak sama benn xarit mu may wax li Abdou Khader doon wax démb ci diggante Karim Wade ak Macky Sall nee na mën nañ ko sóoraale de li mu wax noonu xam-xam la de ma ne ko man nag mosuma ko woon xalaat waaye en politique seules les montagnes ne se rencontrent pas ñu duñu ay politiciens ba ñu juddoo ba tey gis nañu ñu daawul laale di laale donc lu ne mën naa ne waaye sénégalais yi ñoo yore le dernier mot daal waaw képp ku ñu gëm ne war nañ la mën a baal wala yaa tane parce que Sénégal li fiy xew rek mooy le moindre mal yàlla nañu yàlla di indil ci candidat yi lu ñu bëri yëpp yàlla moo xam li nekk ci xol yi yàlla nañu indil toujours le moindre mal parmi tous ces candidats ki ci dëggu yàlla xam na ko fenkat yi yàlla xam na leen seytaane si yàlla xam na leen ku ci nekk opportunité si yàlla xam na leen waaw yàlla na yàlla di ñu indil le moindre mal soxna Rama ma bàyyi la nga tëj ñu dem ba suba incha allah. waaw njawal dugg nañ ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamina yal na si yàlla sàmm ñëpp indi amiin yaa rabbal alamin amiin nous vous disons à demain ndeysaan même heure même port jërë ngeen jëf gars yi nuyu naa ñëpp nag guddi jàmm kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky